opposition bi sàgganee ba tas parce que opposition bi dafa tas léegi dañuy nar a ñàkki opposition bi dañu nar a ñàkki département yi. d'accord opposition bi liste nationale bi dañu nar a séddoo ak Benno loolu moo nar a xew législative c'est complètement différent des locales commune bu nekk day am proportionnel ak majoritaire fii nag moom amul loolu fii 46 département la département bu nekk ñu tabb la 2 wala 3 députés majoritaire kese moo am ci département yi national bi nag 53 la léegi ñu nar ko séddoo ak opposition bi ak pouvoir bi kon foofu séddale bi dafa nar a serré comme que am na liste yu bëri maintenant ci opposition bi c'est fini sama rêve moom mënatul aboutir. sama rêve moo doon opposition bi am majorité léegi l'opposition ne peut plus avoir la majorité su ko amee dina ma bett lool actuellement Macky Sall dafa jekku opposition ba pare opposition bi ñoo sàggan buggantewuñu tasaaroo tas su amee liste 2 3 4 liste rek état bi jël na département yi 90 députés yi rapidement da koy jël. Dakar bi ñuy wax ce que gagné d'office c'est pas sûr parce que gars yi dañoo mer dañ ko nar a xare comprendre différence 1 point dafa yomb am maanaam opposition bi sàggan nañu ba tas xam nga tas nañu su ko defee mouvance présidentielle bi muy risqué jël département raw gàddu yépp su jëlee raw gàddu yépp 90 députés déjà moom am na ko su jëlee raw gàddu yépp parce que Ziguinchor n'est pas gagné d'avance su fekkee Guy Marius Sagna lañ fa bëgg a def c'est pas gagné d'avance dégg nga wax ji c'est pas gagné d'avance Dakar n'est pas gagné d'avance c'est ça le problème la réalité c'est totalement différent de local te ñii ma gis nii Macky Sall ñi ma gis nii bakkanam tamit la ci teg opposition yi gisuma ñu teg seen bakkan ndax su fekkoon seen bakkan lañ ci teg kon dinañ jël seen égo yi teg ko ci suuf fexe ba booloo nekk benn mais teguñu seen bakkan non seulement teguñu seen bakkan mais dañuy jël ay risques Yewwi Askan Wi su demee ba ne day investir Khalifa Sall Wallu Askan Wi ne day investir Karim Wade ne woon naa ne Karim Wade du ñëw Karim Wade actuellement su na doon ñëw le 8 bii tey la tey du la 2 il reste 6 jours pour ñu déposer liste yi ku ñu war a investir mu des 6 jours te teguloo si tànk dëkk bi naka la lay investir léegi su fekkee dañ ko nar a investir ñu risque ne dañ koy investir mais les gens vont l'État va invalider cette liste Yewwi Askan Wi su fekkee dafa ne par force damay investir Khalifa Sall mais dañuy investir liste dañuy invalider liste Yewwi Askan Wi comme ça qu'est-ce que ça va se passer benn xeexam la ñu nar a assister peut-être xëy na loolu moo tax yàkkamtiwuñu dara seen affaire. maanaam xëy na dañuy xam ne si yàkkamtiwuñu dara seen affaire parce que man ni nga yéexee nii daf ma jaaxal. c'est comme su fekkoon bëgguñu dañoo yéex daal dañoo yéex. te yow bëggoo dara waaw dañoo yéex daal comme su ñu yéexee dafa mel ni bëgguñu dem élection. dëgg la waaw donc dañ suñu bëggulee dem élection nag. su fekkee dañu bëgg a investir Khalifa Sall moom si xeex lañu jëm. d'accord waaw si xeex lañu jëm. ci xeex lañu jëm mais la foofu lañuy daal di jëlaatee rek suñu deuxième question ak yow ndax xam naa fi mu ne nii tàng nga nee na duñ toog fii ba jóg fii te wax na ci agence matrimoniale bi nga xamante ne nga dem si agence matrimoniale bi balaa may dem si ay agence matrimoniale dama lay ne ma ne soo gisee ma ne du ma dem bàyyi naa ko xale yi. waaw bàyyi naa xale yi. xale yi députation bi bàyyi naa ko xale yi. activiste yeeg ñi nga xam ne ñi ngi doog a créer seen parti politique xam nga juge dem mi ngi doog a créer parti politique mosul def dem élection xale la si mbir bi. te loolu lépp la lépp di fay. Thierno Alassane Sall. kon ni nga ko waxee mosul dem élection moom kese. lu dul bii passé xale la si mbir bi waxuma xale âge de xale si politique. muy doog a jóg di créer parti. Thierno Bocoum nekkoon na député à l'Assemblée nationale. mais xale la si mbir bi parce que mi ngi bëgg doo ko demal boppam pour nekkaat député dégg nga wax ji ñoom Guy Marius Sagna ay xale lañu si mbir bi ndax mosuñoo dem élection ñun nag ñoom depuis 2006 2007 ñu ngi dem élection ay màgget lañu si mbir bi
ay màggat lañu si mbir bi kon bàyyi nañ ko xale yi même Abdoul Mbaye xale la si mbir bi parce que présidentielle bi dem na ñu recalé ko législative yi duggugul comprendre nga ay xale lañu si mbir bi ñu ngi doog a dugg si langue politique bi en tant que chef de parti daa bees tàkk dañuy bees tàkk kon ñooñu ñu ngi doog a tàmbali di ramper amaguñu appareil électoral ñu ngi doog a dugg ay bleu lañu kon ñooñu da leen di bàyyi ñu fakkastalu ñu am seen parcours kon ma ne leen naa ko bàyyi xale yi ñuy doog a dugg si élection yi di doog a jàng comprendre nga léegi nag man mi màggat si affaire bi weesu naa député. dangay làmbi leneen. mais weesu naa député man Ndella Madior Fass ma toon ni ministre laa war a nekk wala président de la République Sénégal ku ma seetaan di reetaan naka reetaanal sa bopp mais man fa laa toll. ministre wala président de la République du Sénégal. du Sénégal voilà je suis chef de parti sama parti mu tudd RNUA Réconciliation Nationale pour l'Unité Africaine fa ma toll actuellement fu ma toll nii président de la République du Sénégal comme ni ma ko waxee en 2007 xam naa boobu xale nga 2007 j'étais la plus jeune femme candidate à la présidentielle dans le monde partout dans le monde Ndella Madior Diouf ma xamal leen loolu. kon jeex na Ndella yaa ko wax. ma xamal leen loolu keroog jooy bu may dégg ak Kadhafi daf ma ne yaa nekk la plus jeune femme candidate à la présidentielle dans le monde noonu laa présenté wu. plus jeune candidate présidentielle dans le monde 2007 te loolu amoon. Ndella ci loolu la ñuy ñëw Ndella mos nga dem Dubaï. mosuma dem Dubaï mos naa dem Dubaï yóbbu 25 millions pour def jàngi commerce man Dubaï laa jàngee commerce. 25 millions laa fa yóbbu. Ndella gis nga Dubaï li fa xew. tey de moom laa gis ay vidéo gis naa ay vidéo yu day waar mais yaa ngi may waaw gis naa vidéo waaw xam ne xale yi dañuy yàkkamti xale yi dañuy yàpp ñoom lañu fa na xaalis ngay for célébrité yi boo si jàpp leen foofu ñu di leen boole ay mala waaw mais écoute gis nga man ak ñoo xamante ni am na 2007 laa dem Dubaï moom gis nga gémmiñu waa ji maanaam ay gisuma yu bëri gisuma yu bëri gémmiñ gi lañ ubbi waa ji di ci gaalu waay waaw gis naa boobu j'ai pas compris l'image après laa doog a jëli quoi après laa doog a jëli gis nga nit dangay fonk sa bopp man xale bu ndaw laa bi ma amee 40 ans laa nekk candidate à la présidentielle bi ma amee 40 ans laa nekk candidate à la présidentielle dégg nga wax ji moins de 30 ans 98 laa dem Makka avec mes propres moyens Maguette Diouf doomu di rakk Abdou Diouf bu mu déy ki ka damay dem màkk may ma billet ma foog day caaxaan mu da nga bëgg a dem màkk billet nga ko Tanor Dieng dem si yàlla Tanor Dieng yëkkati 800 000 may ma ko argent de poche ma dagale lu mu amoon dem màkk 98 laa la wax 1998 99 laa am sama rajo bopp 97 laa installé samay serveur bopp samay télécentre communautaire yi ma doon apporter 100 000 francs par jour 94 95 man dama sangoo xaalis ñefeel ko sama bopp defuma pré banque pour installer samay rajo dégg nga wax ci 2007 ma bëgg a jàng commerce xam conteneur naka lañ koy defee. ci nga demee Dubaï. ci laa demee Dubaï. ba nga demee Dubaï lii amoon yóbbu 25 millions. non loolu liggéeyante ma boobu ma dama sama chambre hôtel amoon naa benn assistant bu ma yóbbaale woon. jël sama chambre d'hôtel wàcc dam jënd samay bagage ordinateur groupe électrogène bagage yu bari def ko conteneur groupé ñibbi si waat dama doon jàng commerce dama ko jàng dama si perte sax ndax ñu ma ko jox ñëpp ñu si bari bagage fay ñu ma. Dakar Actu la Serigne Diagne boobu ndeysaan mi ngi sonn mu ñëw ramasser moom moo ramassé woon imprimante yeeg bagage engrais yëpp. Serigne Diagne mel na waa fayu la ba léegi. xalaatu ko te pourtant léegi affaire am baax na donc la liste est longue man Serigne Diagne moo ñëw ramasser affaire yi. te ba léegi fayu ko jëlee woon Dubaï. mu jëlee woon Dubaï. te ba léegi fayu ko. même zone boobu tamit ba dafay xam nga lancé naa fi tamit fonds microcrédit El Malick Seck comme dañuy wax ñuy jël bor tey si Ndella Madior ba léegi fayu El Malick Seck musuma gis journaliste bu ñàkkee jom yooyu El Malick Seck di xam nga ko.
El Malick Seck waaw. 500000 lañ dañu ñëwoon di yónni si seen ndax ak formé que kii dëgg la moom du dëgg mu ñëw forfait 500000 fàcc fi caméra am ba léegi. caméra bi 1 an xaw ma 2 ans après laa ko sarax jox ko su am si condition mu delloo ma 500000 ba bii ba tey musuma gis nit bu ñàkkee jom ñu El Malick Seck li ma koy wax nii su yëgulu ko sax bi ñu ko tegee kaso fële campé naa soo ay may def sama Mandela chose mu ne léegi mu ñëw si man ñàkk jom dangay def sa monter sa affaire duñ la gëm ñu ne xaar ñu dem seen ndax dëgg la lu ñu fi for jël ko yóbbaale ko te duñ ko delloo kon ñu revenir si Dubaï 25 millions laa fa yóbbu pour jàngi commerce jàng naa ba mokkal naka la ñuy defee conteneur bagage boo indi yëpp gars yi kii ko séddoo ko. séddoo ko mais teel a Dubaï fayu ñu dara ngay sànni. la fa am Dubaï loolu ñu teg seen bët image bi daw fan yi wax ci dama loolu lan nga leen wax de ak ndax yan koy rafetlu. man muy Dubaï muy fu mu nekk xale yi dañu war a gëm seen bopp muy Dubaï muy Chine muy France muy New York muy Dubaï feeñ muy Maroc bi Dubaï moo feeñ. ma ne Dubaï feeñ gars yi dañuy xale yi dañuy yàkkamti nit ki da ngay ñefal sa bopp buy wéeru si góor di la defaral buy wéeru si góor da ngay ñefal sa bopp yaa ngi liggéey jour Korité nga jot yaa ngi ñëw def sa émission yaa ngi job pourtant mën nga def yeneen jéegi ñëw toog sa kër dafa moom baax te reposé wu nit da ngay gëm sa bopp te ñeme liggéey waaw soo seetee Sénégal yëpp ñu dem defi émission daneen di compter kon da ngay gëm sa bopp nit ki da ngay gëm sa bopp gëm sa projet dégg nga wax ni xale yi nag gëmatuñu seen bopp foog nañu taar la rek jekk fexe ba ji góor gis la nga profité si góor mu yëkkati xaalis jox la mais loolu du wéy. déedéet du yoon taar booy jekk yi. nee na da ngay ñeme jom ñeme liggéey am jom. moom mooy lépp. da ngay ñeme liggéey am jom jóg teel a jóg di liggéey. yàlla dalay jox lu lépp waaw. wala man ma nekk fii bu dee à l'âge de 40 ans laa ne je veux être président de la République du Sénégal gouvernement bi dama topp nag de. d'accord 20 ans après ba léegi parce que maa ngi 54 ba léegi maa ngi wax li may wax. xëcc bu dagul dikk. dëgg la ñu ñëwaat ci li nga xamante ni kon ni nga ko waxee. kon députation bi bàyyi naa ko xale yi te dem préparé wu 2024. 2024. 1 an et demi moo si des. loolu leer na.